asalaamaaleykum mbokki daleen ak jàmm ci xibaaru guddi gi ci Sen TV ñu ci ànd ak El Hadj Mamadou Mansour Diop ginnaaw bi ñu la nuyoo ana lan moo ci gën a fës. général Jean-Baptiste Tine remplacé na général Cheikh Sène ci boppu gendarmerie nationale tey jii la woon joxonte leng yi am na lu mu sasoon ak ngir kaaraange ci dundunu askan wi. des na wax itam ci pèlerinage à la Mecque Aziz Kébène déema noggatu privé yi tax ñu gedd jotaay waxtaan ba ñu seqoon mu menacé leen ni ku génn dootoo am quota ni moom aj màkk gi ñu won ko ni moomoo ko daal di gedd dinañ ci dellu saat ak Ajaratu Aïcha Ñing dinañ wax itam ci beach soccer muy football plage suñu gaynde yi dañoo ñàkk seen jongante bu njëkk loolaa gën a fees bu ngeen ñu toppee ñu xam fàcc ko. alaaji xibaar yi ñu tàmbali ko ak ay nuwelu Seydina Fall Bougazelli mi nga xam ni garde à vue nga xam moom lañ ko defoon dafay continuer ci alxames ji député la woon nekk membre ci majorité bi nga xam ni dañu ko tuumaal ci affaire faux billet ginnaaw bi ñu ko wooloo nag bi mu demee ñu def ko garde à vue tey jii itam la ñu ne woon lay jàll sax ci parquet bi waaye faaw ñu continuer liggéey ba ndax am na yeneen personnes yoo xam ne arrêté nañu leen jamono ñu temb lim bi toll ci fukk ak ñaar nga ñoo xamante ni bi itam jot nañu leen a jébbal am nañu maanaam bénéficié nañu seen ñetteelu retour de parquet yaaxat yi. ñu wax ci leneen moom mi nga xam ni daal dinañu ko nag installé niki tey ji ci suba muy rek directeur général bu yees bu division haut commandement bu gendarmerie nationale ak itam directeur bu justice militaire moom Jean-Baptiste Tine daal di nag jël officiellement li nga xam te ni moo di ndomba tànkam. ministre bi yor armée bi moo ko jiite woon waaye la mu njëkk a xamle mooy daañu xeex wàllu terrorisme vol de bétail violence faite bi nga xam moom la ñuy def ci ñi nga xamante ni moom la ñuy wax couche vulnérable mu ñi seen loxo jotu seen ginnaaw maanaam ñu amul doole. ñàkk kaaraange ci kaw tali bi itam des na ko xeex ak itam yeneen ci yoo xam ne ak ndëngate la mën a lompoñal dundinu askan wi ngeen mën na ngir fas yéene jàkkaarloo ak jëf yu bon yooyule Nanko Bakayoko moo ñu fa teewaloon. au commandant bu yees bu gendarmerie nationale bi samp nañu ko niki tey ci suba ca caserne Samba Diéry Diallo moom général de division bi Jean-Baptiste Tine ne doxalinam fas yéene na tënku ci ñetti axe doore ko gën a taral activité opérationnelle yi. li ñu ci gën a namm nag mooy fexe ba unité yi nekk ci terrain bi mën a joxe résultat yi nga xam ne moom la ñuy xaar. ci geneen wàll moom général Tine ne dina xar tànku tëbayam ngir dëppale mission yi leen di dénk ak jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñu amee. daañu fexe ba équipement yi gën a mucc ayib ak mbooleem infrastructure yi fas yéene nañoo jébbal personnel bi ay jumtuwaay yu dëppook jamono waaye itam fexe ba limub gendarme yi gën a doy ndax ni ñuy recruter ay gendarme du noonu ni le logement yi di fule. lu mooy loolu leneen lim fas yéene def kéem kattanam mooy fexe ba gën a ñoŋal nekkinu personnel bi. fas yéene naa doon kii njëkk ki leen di garantir condition yu mucc ayib dinaa def sama kéem kattan mucc ayib. xam xel lu bare bari li koy xaar moo waral ba haut commandement bu gendarmerie nationale doon itam directeur de la justice militaire di woo kilifa yi ci ñu gën a jublu ci lépp lu jëm ci fàggandiku ak di njëkk a jóg lépp war a tënku ci coppite yi am jëm ci wàllum sécurité. jërëjëf Nanko Bakayoko ñu des ci cérémonie boobu alaaji nga xam ne nag ki nga xam te ni moom moo di directeur rek bu yees bi Jean-Baptiste Tine daal dina nag xamle ni rafetlu na ni teewaayu jigéen ñi ci biir gendarmerie. nga xam ne yegg nañu ba ci 5% bokk na itam ci la mu diggee mooy atum 2020 incha allah section recherche bu Saint-Louis ak bu Thiès daañu nekk ci service di liggéey bu jaadu lu mooy loolu itam bu Kaolack ak bu Ziguinchor ak Tambacounda ci atum 2021 ñoom itam daañu jublu ci seen ay liggéey. ñu teewlu général Baptiste Tine. En ce qui concerne la promotion du genre. ñoo ngi rafetlu bu baax jéego yi nga xam ne def nañ ko ci li jëm ci promotion ci wàllum genre jamono ji juróom ci téeméer boo jël ci effectifu gendarmerie bi ay jigéen lañu te am nañu yaakaar ci ne daañu ko ful ba mu toll ci fukk ci téeméer boo jël ci effectif bi doon jigéen fii ak atum 2025 suñu mbëbët mooy fexe ba teew fépp ci réew mi lu ci noonu ci atum 2020 bi ñu jëm Thiès ak Saint-Louis daañu am seen section recherche diwaan yu ci mel ni Kaolack Tamba ak Ziguinchor ñoom 2021 bëgg nañu ñoom it ñoo am seen section de recherche.
et de Tambacounda en 2021. Alaaji réew yi nga xam ne dañu bokk ci ITIE ñoom nag daal dinañu rek nar a tàmbali ni ki janvier 2020 di fësal lépp loo xamante ni ñeel na contrat wala licence su exploitation pétrole gaz ak itam ay minéraux loolu nag bokk ci exigence yu yees yi nga xamante ni rek norme yu yees yu ITIE yi ñoo ko rek daal di tëral. dañ ci jublu mooy gën a bëggal leeral seen aw ŋàbbin boole ci itam norme d'exploitation environnement bi itam dañ ciy bàyyi wàlla xel loolu lépp du lu ñu doon lu ñu naal ci benn ndaje bu ñu amaloon tey ji fii ci Dakar Abdoul Aziz Sow Dabakh moo ñu fa teewaloon. fësal bépp contrat dina doon lu war ci bépp kër buy liggéey ci mbaax yi génne ci suuf yi niki industrie extractive yi lu ni mel di door ci atum 2020 lii la tukkee ci norme ITIE 2019. am contrat mu nekk pétrole gaz wala mine mun nga bind ko signé ko ak nguur gi il faut que ñëpp xam lan la te 2020 wax na nekk obligatoire. leneen it dina ñeel yooyu la industrie extractive mu di fësal lépp lu muy jural alim bile. toogee ba defar sa usine ba defar sa mine wala defar sa pétrole li nga xam ne xëy na day nekk loo xam ne day laal fi nit ñi di dund li nit ñi di noyyee li nit ñi di lekk sax loolu yëpp wax nañ ko xool ba xam ndax askan wi ci boppam dina gis boppam ci loolu. ci liggéey bi itam ñu bàyyi ci xel wàllu soxna yi. ñu fexe ba nga xam ne jigéen ñi mën a am place bi ñu war a am ci yëpp. norme ITIE day bëgg askan wi gën a naat askan bi gën a kontaan. Sénégal 2021 la ñu koy saytu ñeel jëfin wile. Sénégal dina jaaraat pour ñu seet ndax li mu doon góorgóorlu mu ngi gën a góorgóorlu wala lan moo si yàqu wala yu mel noonu. mais ñu xam nag ban validation lañ siy am. ci janvier 2020 bépp rapport war na rek sàlloog norme bile rapport 2018 dinañ ko fësal laata at bi jeex. Alaaji ni ki tey ji ci suba daal dinañu ubbi nag juróomeelu revue annuelle bu ñeel coppite ñi di ci wàllu politique ak programme ak projet yu union économique ak monétaire ouest africaine loolu nag nekk occasion ci bépp rek réew moo xamante ni daal di nga ci tënku nga daal di rek nag appliquer wala sax doxal yooyee coppite ñu indi. bu fekkee Sénégal moom am na satisfaction nee nañu ndax bu ñu seetee ren bépp projet bu ñu amoon exécuté nañu ko ba ci 77,9% par rapport at mi weesu am na yokkute bu tollu ci 2,4% loolee def mbégte ci ñoom ñu ni kon mu ngi def ay jéego ci sottal projet yi mu naal Safiatou Ba Ndiaye moo fa teewoon. évaluation yi ñu ngi ko amal ci téeméer ak fukk ak ñetti réforme ak fukk ak ñeneenti projet ak programme yu kuréel gii di UEMOA yoo xamante ne rek mu ngi laal ay secteur yu bëree bëri suñu sukkandikoo rek ci président bu commission bu UEMOA bii di Abdallah Boureyma de mise en œuvre yooyu les réformes bu kuréel gii di UEMOA fii ci Sénégal jóge na ci 75,5% ci atum 2018 egg 77,9% ci atum 2019 kon nag am na yokkute boo xamante ne rek toll na ci ñaar ak lu tege boo jëlee téeméer bu nekk. di résultat boo xamante ne dëgg la am na solo waaye nag doyul ba tey ndax nag mémorandum bi ci li mu fësal moo di rek gab boo xamante ne toll na ci ñaar fukk boo jëlee téeméer bu nekk ngir rek ñu mën a egg rek ci li nga xamante ne muy bébét bi maanaam daal effectivité mise en œuvre yooyu les réformes jëwriñu Sénégal bi nga xamante ne rek moo yore lépp lu jëm ci wàllum finance ak budget jàpp ne ngir rek ñu mën a egg ci jéego yooyu le faw rek ñu bàyyi xel bu baax a baax recommandation yi nga xamante ne rek jóge na ci document bi te ñu jagleel ko ñi nga xamante ne rek ñoo di autorité étatique yi ak itam ñi nga xamante ne rek ñoo di waa kuréel gi di UEMOA. Alaaji ñu wax ci njukkal li nga xam ne daal dinañ ko nag delloo ñi di nit ñi nga xam ne dañoo daal di loru ci ay accident ci kaw tali bi loolu ci ab bés boo xam ne jagleel nañ leen ko mu nekk nag mbir moo xamante ni ministère bi yore wàllu infrastructure ak transport terrestre ak désenclavement moo ko rek daal di nag jiite ànd ci ak alliance francophone pour la sécurité routière. bu dee Sénégal téeméer boo jël ci accident juróom-ñeent fukk ya ci nit la bàyyeekoo. mooy li tax ñu war a sellalaat comportement yi te jëfandikoo loi dëgg ci na mu jaadoo en tout cas 2020 la ñu bëgg mooy wàññi accident yi ci jubbantiwaat nit ñi ci ñu respecté teggin yi mu laaj ci kaw tali bi ñu nekkee ko ci leeral yi ak Mamadou Fofana. bëccëg gi nag nekkul woon lu dul gën a dara jaalal ñi nga xam te ne nii ñoo loru ci l'accident yi waaye it nekkoon na porox ndoll ngir nit ñi daal di gën a bàyyi xel ci li nga xam te ne nii mooy jëy yi jógee ca l'accident nii nag mu nekk loo xam te ne nii lu doy waar la. boo xaymaa lu mot 3500 personnes daañu ñàkk seen bakkan bés bu yàlla def loolu muy lu jéggi dayoo en moyenne c'est presque 1,5 million personnes qui meurent
at bu ne ci tali yi. état bu Sénégal nag ak ay partenaire am sumb ci xeex bi tey jii nii la ñu jàpp daal moo di ne bu weesoo la ñuy ñaax askan wi tey jii dafa daal di jot nit ñi daal di soppi seen i doxalin boole ci tamit ñu daal di taxaw fa la budde ngir daal di doxal la nga xam ne mooy wàllum yoon jëm ci loolee. li gën a tax accident di am mooy comportement nit ki nu muy dawalee. force de sécurité yi police gendarmerie ñu gën a waaye ñu gën a am vigilance. ñu sanctionné ni ko code de la route waxee ñi nga xam ne ñoo ngi dawal yore téléphone en même temps. bëccëgum tey jii nii nag mooy juróom-ñeenteelu bëccëg nga xam te nii nag ñi ngi màggal ñi nga xam ne ñoo du loru ci wàllum l'accident yi lañ ca gën a waxtaane jëm ci daal nit ñi gën a bàyyi xel ne dund gi du nekkul ab pièce su rechange oto ci noonee nag atum 2020 gii di ñëw nag président de la république daal dina koy def atum kaaraange gi ci tali gi ci noonee sax daal dinañ ci amal ab benn conseil présidentiel. Alaaji nikite ji ci suba délégué général au pèlerinage à la Mecque da doon naka daje ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo di rek voyagiste privé yi waaye mu mel ni am na réeroo gu doxoon ci seen biir. daje ma mujjul sotti ndax da leen ni li may wax loolu ngeen di def safaanu loolee ku génn dinaa nangu sa quota maanaam daal dafa mel ni agrément yi moomeelu boppam la nu ko neex la ciy doxalee ku ci neex itam mu rëq sa ndigg ci anam gu kenn dul mën dara loolee nag ñu won ko ni du yoon ndax aj gi moomoo ko. ba tax sax ñoom voyage privé yooyee samedi bii ñu dëgmal daañu def benn assemblée générale bu ñu ca noppee teg ci ab marche ngir wan kilifa yi ñàkk gi ñu ñàkk ànd ci dogal yi Aziz bi di jël mujj nañoo sax yeggale ndaje ma naam waaye kenn comprendre ca dara ndax fekk na la safoon xorom sàlli na ba noppi ndax dama leen doon jaayee doole ak di weñ seen loxo ajaratu ay suñu ngi ma nga fa woon. voyagiste privé yi teew ci ndajem délégué général danoo génn salle bi. ñu ñëw taxaw fi mu génn 2 points d'ordre du jour premier point mu ne nañu wax aj gi wees beneen bi mooy aj gi di ñëw ça veut dire évaluation aj bi passé ak perspective pour aj 2020 préparé wuñu joxuñu ordre du jour ñu convoqué déjà moo ko tey defu ci ordre du jour. gannaaw incident bu ni mel délégué général di dalal xel yi. laata ñu jógee mag la ñu exprimé woon demande ñu yokkal Sénégal Sonkola bi ñu dellu see defaat nañu demande bi renouveler waat lu jëm ci agrément IATA professeur Abdoul Aziz Kébé ne benn voyagiste privé du ci loru. du ñu bàyyi ñi yore IATA di wan ñi yore woon IATA. c'est une décision administrative mais tekkiwul ni ñi yore IATA ñoo gën a bëri tekkiwul ni ñoo gën a jóg. dinañu veiller à ce que ñu taxawal benn protocole buy tax kii di diriger maanaam ki nga xam ne turam moom la ñu activé mu xam lan moo ko war kii ñuy bokk ci biir mu xam lan moo koy war. bu ñu sukkandikoo ci délégué général bésub jàmm ngir gën a saytu gestion ajug màkk gi dinañ ko amal ci bés yi ñu dëkkmal. Alaaji ñu wax ci leneen ñeel ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bi nga xam ni moom la àdduna bi yëpp di nag rek a màggal bés bi ñu jagleel nappkat yeeg ña yëngatu ci biir géej gi mu nekk rek bés boo xam te ni nag doolu ñu ko sàlloo di rek màggal fii ci Sénégal. bis ba de occasion la ci nappkat yi ñu dénoncé la dib góom de metti leen lool ci biir secteur boobee di jafe-jafe yu ñu ciy jànkuwanteel kenn ci kilifa yi tudd Mamadou Diop Thioune ñu teewlu ko ak Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. secteur de la pêche bi dafa sooxee. ci ay fànn yu bari bu may jëlee tey jii di ko toj ñi pour nit ñi gën mën a xam ci li may waxee projet yi fi jàlle yëpp boo xoolee tey jigéen ñi jóg di wax ci farine de poisson bi mooy jigéen ñi nekk centre de transformation yi ñu ngi ca caare yi tey di célébrer journée mondiale bi ak caare am na lu ko naxari mais du benn centre boo xam ne de transformation boo xam ne contrat bi ni ñu ko doon liggéeyee mu gaaw ca waxtu woowu yegg na te la fa nekkoon deñ na moom lañ fa jëlee gën li fa nekk ka du yegg. ñu bëgg yooyu bu ñu koy def ci infrastructure ñu amal ñu aussi respect des normes respect de l'engagement ci marché yi ñu ko def beneen bi aussi mooy ñu évaluer pêche bi xool ndax ñiy nekk ci napp gi toll nañ foo xamee tey lu ñu leen di indi ci ay jumtukaay mu di ay gaal fibrevert est-ce que ñoom seen gafaga seen xaalis seen alal yegg na ci mën koo am donte sax waxaguñu subvention te ñu war koo am nagam dañ leen koy subventionné. Alaaji ci jamono jooj nag ñuy màggal ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci géej gi daal dinañu gis ne lu toll ci juróom-benni nappkat réer nañu ca Caaroy. Caaroy la ñu dëkk ba dañoo seen gaal dafa demoon du ma ne sax gisoon nañu kenn ku leen naroon a sauvé waaye ginnaaw bi ca sauvé ga am na daal lu sabab ñu bàyyiwaat leen fa xëy na yaakaaroon ni daañu tegu ci yoon ngir ñëw ba léegi nag seen bokk yaa ngi leen di seet gisaguñu leen mooy li tax ñu interpellé kilifa yi ngir ñu jàppale leen ci seet googu la yaaxat yi.
Alaaji ñu wax ci leneen muy rek lu jëm ci prix régional Afrique subsaharienne bi ñeel rek wàllu jigéen yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu science ñaari femme yoo xam te ne dañoo bokk ci ñooñee te doon ay sénégalaises nag daal dinañu bokk ci ñaar fukk yi nga xam ne tabb nañ leen ñoom waa Fondation L'Oréal ànd ci ak UNESCO. Amadou Thierno Gueye mooy directeur de la recherche et de l'innovation fekke woon na ko gis ni lu am solo la te itam programme la boo xam ni des na ko gën a yaatal ci jamono ji mu ñëwee itam doon lu am solo moo jiite woon cérémonie ba ñun Fatou Mbaye Diop moo ñu fa teewaloon. toll nañu ci ñaar fukki lauréat génn ci loo boo xam ne toll nañu ci ñeenti téeméeri ay soxna yoo xam ne ay scientifique lañu. ku ci ne gën a xarañ sa moroom bokk nag ci ay nationalité yu bari ci Afrique subsaharienne ñaari sénégalaise bokk indi nag ay sujet yu mucc ayib kenn ci ñoom di Fatoumata Ba di liggéey ci wàllu nelaw. lii rek laay gëstu ci nelaw ak ci feebar bu ñuy wax say donc sama liggéey yi ci ëpp yépp ci loolu la. direction bu yor wàllu recherche ak innovation moom di rafetlu li nga xam ne soxna yu jigéen ñi def nañ ko ci wàllu saytu gi. ñaar fukki ñuy tànn ñaar sénégalais yi ngi si ki jógee université Gaston Berger ki jógee université Cheikh Anta Diop. chercheurs yi nekk si université yu jigéen ñi am nañu fulla te am nañu capacité. ñu kontaan nañ si lool parce que boo gisee ne depuis quelques années ministère enseignement supérieur dafa taxaw teg ay alal chaque année. di ko jëmale jigéen ñi nga xam ne dañuy def maanaam jàngale si daaray kaw yi wala nekk ay chercheurs. soxna yi ñu tànn leen ci ay critères d'excellence Fondation L'Oréal di leen gunge. dañu taamu defee ko Dakar ndax gis nañ ne Sénégal solo bu mu jox ci wàllu recherche scientifique ci soxna yi tamit li tax ñu def li ni mel tax ñu taamu soxna yi mooy gis nañu ne soxna yi bariwuñu ci wàllu science rawatina ci wàllu recherche waaye nag loolu nekk na loo xam ne ñun dañ ko jox ab yitte ngir nag fexe nag ba daal di génne ci ab qualité ci lu jëm ci soxna yi ci wàllu science. liggéey ci wàllu saytu nekkul lu yomb ndax nag boole vie privée ak nag boole sa vie privée ak nag lii di vie professionnelle nekk na loo xam ne du lu yomb teyit tax Fondation L'Oréal daal di nag joxe ay prix yu toll ci 10 000 euros ci ñii di doctorante yi 15 000 euros post doctorante yi ngir nag ñu gunge leen ci saytu bi nga xam ne ñu ngi koy def. Alaaji ñu wax ci xibaaru tàggat yaram ñeel nag lu jëm ci rek tàmbalik li di coupe du monde bu beach soccer di footballu géej footballu tefes muy am nag ca Paraguay. édition 2019 bi nga xam ni Afrique am na ci ñaari représentants Sénégal ak Nigéria waaye bu ñu bëggee déggante dëgg day mooy du ñu ay favori ndax seen jongante yi daanaka défaite lañ ci jëlee Fatmata Diop. Paraguay mu ngi waajal dalal fukkeelu édition bu coupe du monde bu beach soccer bu FIFA bi niki tey jii lay doon ci Asunción Brésil nag moom dong moo nekk équipe bi nga xamante ne moom moo dem ci phase finale compétition yépp mu mel ni nag